di nuyu mbooloo bi nga xam ne ñu ngi seetaan tey di jiital si nuyoo bi nag waa équipe bpactu.com yoo xam ne Beuz Ibrahima Faye moo ko jiite ak équipe am la di nuyu bu baax kii wax ak yéen di Alioune Badara Gueye di coordonnateur projet d'habitat émergence sociale bi nga xam ne coopérative d'habitat émergence sociale moo ko taxawal. donc di am mbégte lool tey di waxtaan ak yéen ci projet bi nga xam ne kuréel bi tudd coopérative d'habitat émergence sociale moo ko taxawal kuréel bi nga xam ne ñu ko taxawal en 2015 yàlla def mu am agrément en 2017 te kuréel bi ëmb mën nañ ko xayma juróomi junni membre maanaam juróomi junni famille yi nga xam ne dañu nekk fii ak bitim réew te li leen tax a jóg mooy lan mooy fexe ba askan bi am ci pôle urbain yi nga xam ne muy Diamniadio muy Dak Xolpa Den Biram Ndaw di Lac Rose ak feneen yi nga xam ne moom nañu dëdmal pour wàllu social donc ñooñu doon di jóg pour ci pôle urbain yooyu askan bi mën fa am ay dëkkuwaay ci anam bu woyof bu ngeen seetloo sax état bi ci boppam teg na fi politique sociale ci wàllu programme am politique boobu lu ko tax a jóg dafa jóg pour xool naka lay jàppale askan bi néew doole surtout social bi ñuy wax ñu mën a am ay dëkkuwaay loolu li ko tax a jóg mooy mën na ci jël ñaar rek li tax parce que état bu nee bay taxawal programme day am lu ko motiver maanaam day am lu tax mu def ko benn bi mooy dañu seetlu ni depuis l'an 2000 bi ñu privatiser le secteur de l'habitat maanaam du HLM ak SICAP ñoo koy def mais ñu jël ay promoteurs privés dénk leen ko ni leen jox nañ leen programme yi nga xam ne moom la askan bi ñëw di bokk si yéen pour mën a am dëkkuwaay ñu gis ni depuis boobu tolof-tolof yi bëri na moodu yi jël nañ seen alal liggéey fukki at jël lu ñu am pour am dëkkuwaay alal yi naax saay parce que bu ngeen seetloo dëkkuwaay nekk na li nga xam ne moom la tubaab di wax c'est le besoin prioritaire des Sénégalais. ngi tudd Oumy Gueye ndax am na fu ma dugaloon sama xaalis joxe fa sama xaalis pour affaire yi kër mais noonu laa ko ñàkkee daal daw naa si ba sonn waaye mënu ma cee jot mais dama bujjee bàyyi commencé waat di dóoraat waat. Fama Sarr laa tudd peñe bi ma teg di def cils ongles yi xef ak wey yi moom laay liggéey. kër yi ñu demandé mais dañ koy dimbalee néew di doole ci laa bëgg waaw ndax aw ma kër sama yaay amul kër ñoo bokk néeg bu ñuy fanaan man moom sama doom ak sama rak kon xam nga loolu metti na xat na tey jii bi ma déggee ne dañuy dimbale néew di doole ci kër yi ma ne xaaral ma jóg daw bi ma jógee daw ñu ne nii la ñu dem madame ñu ñëw ñu testé ñu waxtaan nañu nii ngeen di def. man Coumba Sow laa tudd ma yore njaboot maa yore jigéen yi juróomi jigéen ak ñeenti góor amul doole may daan sama doole damay liggéey ñu commencé fay xaalis bi bourse yi kii nii léegi nag xaalis bi lekk na ko léegi commencé defaraat yeneen bourse léegi foofu lay yëngutu léegi. naa situation bu métti rek nekk fii ci kër goo xam ne gi kër able la boo xëyee ngay foraatu may foraatu ci naana ji rek waaw yenn saa yi moom wax dëgg yàlla day métti lool ndax kër gi moom kër able la waaw dañ ma ko abal nii rek ma nekk fi sama borom kër gaañu ma yore ay gone te gone yi mënaluñ seen bopp man it mënalu ma leen lu bari wax dëgg yàlla ndax njaayum naana moom xam nga ne sama bool bi rek mënu maa téye maa xale yi. sama borom kër fi nekkoon wàññeeku bi ñu muuroo ba des ñetti fan pour ma mureeku ci laayee xale yi fajar pour ñuy julli après léegi mu ñëw daanu suñu kaw ay saraxule nag ñoo ko moom mais massa sax soppul leen def na rek bu ngeen mënee daal seet feneen ngeen dem ñuy sàkk ngir yàlla ngeen dimbale ñu. askan bi sonn nañ ci am dëkkuwaay jamono yooyu
promoteur privé yi mën nañ ci ràññee ñu naan ay Namora Agir Imo Scat Afrique Génie bëri na mën ñu leen lim ñooñu ñëpp dañu ñëwoon di dérouler ay programme di utiliser support médiatique télévision yi pour rek proposer askan bi ay dëkkuwaay waaye bu ci demee ba ci tappandaw wala gis nañu ni askan bi gisuñu seen bopp non seulement gisuñu seen bopp waaye ñàkk nañu seen alal te alal boobu bu ñu koy xayma mën nañ ci dem ba ay plus de 15 milliards de francs CFA tolof soo yi dem na ba sax askan bi am ñoo xam ne jug nañu créer ay collectif créer ay fédération jóg xeex ak ñooñu dem bi def ay procédure judiciaire ba ñooñu tey ñu ngi ci kaso bi waaye askan bi ba léegi du dërëm bu nu jot loolu muy benn mu tax état bi ni politique bi war naa ko xoolaat parce que ñii ma dénk mbir mi kat nekk du à la hauteur ñaareel bi muy lan muy exclusion sociale maanaam mën nañu wax ni jamono yu Afrique du Sud métti woon bu baax mën nañ ko tuddee apartheid te apartheid crime la maanaam état de promoteurs yi dañu taxal ay programme yoo xam ne pour nga bokk ci il faut nga am bulletin de salaire or Sénégal ñi am bulletin de salaire ñu néew la donc day mel ni ñi amul bulletin de salaire donc ñoom duñu ay sénégalais maanaam waruñu am kër ba abadan parce que bulletin de salaire mooy permettre ñu jël ko def ko garantie te pas n'importe quel bulletin de salaire parce que ku xam finance maanaam crédit bancaire di nga xam ne ñoom dañuy jël li ñuy le tiers cessible maanaam bu ñu jëlee sa salaire xaaj ko ba ci ñett war na tolloo loo xam ne loolu la programme kër gi di laaj te loolu boo ko xayma sénégalais ñi ko am bëriwut parce que il faut nga am au minimum 450 000 de salaire pour benn logement de 10 millions ñu def ko tableau d'amortissement pendant 15 ans nga fay 170 000 par mois loolu néew na ñu am salaire yu ko am donc discrimination taxaw na foofu muy lan muy ci il faut nga am salaire beneen bi ñu am salaire sax du ñëpp mën a am logement donc bu ma jëlee ñaar yooyu rek maanaam tolof yi maanaam les drames sociaux les scandales fonciers et financiers ak li nga xam ne mooy exclusion sociale boobu xam ne dañuy jël muy néew doole bi muy femme de développement yi muy diaspora yi ñooñu ñëpp dëkkuwaay yi nekk seen priorité waaye gis ñu seen bopp ci programme promoteur yi parce que amul cadre y a pas le cadre boo xam ne moo leen di permettre ñu bokk ci programme yi loolu nag ci la état bi sukkandiku daal di defar politique sociale am politique sociale boobu dafa am lu am solo parce que boo nekkee ci réew en tant que citoyen da nga war a gëstu programme bi nga xam ne ñi ngi fi teg parce que yaa voté ba nu teg ba nu toog fi wala nit ñee voté ba nu toog fi war nga gës xool politique sociale boobu lan moo ko tënk ñun nag bi ñu ko gëstoo gis nañu ci politique bi état bi taxawal maanaam ci li ñu naan volet social habitat ban ko xoolee gis nañu ni état bi dafa ni kat nañu xool naka nañuy yokkee accès au logement maanaam nu ko mën a xaymaa mooy booy dem stade par exemple combat Modou Lo Balla Gaye am ñu ni par exemple billet bi 5000 francs la état bi ñëw ni billet bi sax def naa ko 100 francs loolu mooy yokk accessibilité maanaam fexe ba mu woyof ba askan yëpp gis seen bopp donc loolu la politique sociale état bi loolu la tënk andi ko ci loolu la ñu sukkandiku nag ñun daal di taxawal projet bi politique boobu nag am leneen lu ko gën a dëggal mooy li nga xam ne askan bee ko votel seen bopp muy une loi parce que askan bi dañuy faral di lire observateur yeneen journal yoo xam ne journal officiel mi ngi fi waaye nekk na loo xam ne askan bi farataaluñ ko te foofu la loi boobu génnee mooy loi bi nga xam ne ñu ko mën a gëstu mën nañ ko xooli mooy la loi 2016-31 du 8 novembre 2016 portant loi d'orientation sur l'habitat social loi boobu nag moo ñëw dëggal politique sociale boobu état bi andi te politique sociale boobu boo koy gëstu di nga ko fekk ci li naan le plan Sénégal émergent parce que plan Sénégal émergent nag nañ ko wax moo tënk bépp doomu aadama muy Sénégal fii ak bitim réew bi nga xam ne mi ngi dund Sénégal parce que ñi nga xam ne yàlla def na ñoom ñoo fi toog ñoo ne pour doxal réew mi ci kuréel boobu nañ koy jaarale moo tax ñu bi ñu gisee ci kuréel boobu ñuy jaarale pour xeetali askan bi ci nañ gisee loolu maanaam volet social habitat bi nga xam ne taxaw nañu pour xool naka nañuy fexe ba sax kiy jaay gerte caaf gis boppam si wàllu dëkkuwaay loolu moo tax loi bi daal di ñëw dëggal programme boobu donc bi ñu ko gëstoo si nañu taxawal le projet d'habitat émergence sociale bi nga xam ne coopérative d'habitat émergence sociale moo ko taxawal wax naa ko sànq couche yëpp a ci dugg y a toutes les couches socio-professionnelles fii ak bitim réew ñu organiser wu ubbi seen compte bancaire muy BHS ubbi yeneen compte bancaire yi nga xam ne sax ñoom seen biir kuréel nañ ko taxawalee muy crédit mutuel ADEFAP bi nga xam ne tey macha allah askan baa ngi ci gis seen bopp
vraiment par rapport ak programme bi nga xam ne moom la ñu taxawal ci wàllu dëkkuwaay. donc mën naa wax ci loolu ñu sukkandiku pour taxawal projet bi te ku nekk dañuy jàpp ni en tant que citoyen war nga mën a gëstu ci politique bi état bi taxawal nga xool nan nga mën a participer ci développement économique et social réew mi. donc yàlla suturaal nañu nag tey ban ko tënkee ki nga xam ne mooy jiitu réew mi jot na projet bi ba mu ko jotee rafetlu na ko jox ko premier ministre bi nga xam ne mooy gérer gouvernement bi kooku woo ñu waxtaan ba ñu demee toog di waxtaan ak moom tamit amaan na am na kuréel yu bëri déposé nañu seen projet ci wàllu dëkkuwaay kuréel yoo xam ne ñoo nu ëpp nombre fuuf sax am na ñoo xam ne ay union nañu de coopérative mat plus de 100 000 personnes am alal boo xam ne macha allah ñun ko ëppale ci biir banque yi waaye ban demee ba ca kaw ba premier ministre jëlee projet bi président jël ko ñoom dañuy jàpp ni projet bii nga xam ne coopérative d'habitat émergence sociale moo ko créé ñun bii nañu gis suñu bopp parce que bii méngoo nag vision wu président de la république son excellence Macky Sall méngoo nag effectivement vision bi nga xam ne moom nañu tënk ci plan Sénégal émergent loolu moo tax tey ñu àgg fi ñu àgg loolu moo tax tey bépp kuréel dëkkuwaay bu taxaw suñu kanam jàpp naa ne ñun ñoo la jiitu féete nañ la kaw si xam-xam ci social ak ci xarañ parce que ñun dañu boole suñu doole boole suñu xam-xam boole suñuy alal demuñu di état ñu lay tàllal loxo déedéet dañu ñëw inscrire ci stratégie pour accompagner les actions de la politique sociale de l'État maanaam dañu ñëw pour ànd ak gis-gis bi nga xam ne mooy tax mooy jëlee réew mi fii yóbbu ko ci feneen parce que tey dëkkuwaay nekk na loo xam ne askan bi farataal nañ ko lool moo tax tey yàlla dimbali nañu wax naa ko sànq objectif moo doon fexe ba ci pôle urbain yi askan bi am fa ay suuf parce que promoteur dañ doon jël suuf si jël di ko jaayaat askan bi tey askan bi foofu promoteur yi daan jëlee foofu la askan bi organisé wu dem tibbee fa ba yàlla def ñu jox leen benn assiette foncière boo xam ne moom la ñu tàmbale seen première phase te sax ci biir liggéey bi état bi taxaw na pour jàppale askan bi ci wàllu dëkkuwaay subventionné ko à 50%. donc vraiment loolu ñu koy rafetlu ci année sociale bi nga xam ne ñu ngi doon séntu lu nekk waaye nag lu jëm ci wàllu dëkkuwaay jàpp nañu daal askan bi gis nañ seen bopp te loolu aussi li wolof naan peccu liir bu neexee bàjjan bi moo téye ci mbagg yi yaay moo téye ci mbagg yi donc et puis yàlla wax tamit lu am solo loolu benn la beneen bi yàlla ni su ma jëlee sama teraanga jaarale ko si doomu aadama ba nga jot ko mu ne bala nga may gërëm na nga gërëm kooku parce que boo ko gërëmul man doo ma gërëm moo tax nag c'est important ñi nga xam ne ki nga xam ne moo fi teg stratégie boobu à travers le volet social habitat du plan Sénégal émergent. am nañ ci yaakaar ba wóolite ba ñun ñëpp ñu amaat confiance pour dugal waaye nag yàlla bu yaakaar tas dañuy ñaan président nag moom tamit nañu dimbali ndax jigéen ñi sonn nañ lijjantil ñu fu ñu ne ak suñuy njaboot ndax location dafa métti waaye bu ñu defar joxee terrain ñu nekk ci bu ñu joxee ñu nekk ci di fay ndànk-ndànk loolu baax nañu président dimbali nag jàppale ñu. am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax ndax président Macky Sall moom àndul ak dara ki caaxaan lépp lu muy dox fulla la ak fayda man loolu la ma neexee ku ma bëgg la ku ma sopp la. waaw damaa yaakaar gën kër gi buuti kër bopp kër gi kër famille la suñu kër damaa yore njaboot néew ma doole amul ku may dimbali yàlla rek laa yaakaar ak yonent bi ak ñoom Macky Sall mu yaram fay sax. tax ñu am ci yaakaar mooy ñi dugal seen loxo moo tax ñu am ci yaakaar amuñ ci benn sikki sàkka ñu daal ñoo ngi toog di leen xaar bëgg nag ku ñu dimbale te yàlla tax ndax jaboot amul lu dul njabootam te jaboot bu amul kër amul dara dëkk ci luyee moom nar koo dëkke ba bu kenn xamul loolu moom wax dëgg yàlla kuñ ci jàppale ñu jëm fi ma dëkk nii benn néeg rek laa fi am naa fukki doom ak ñaar maa ak ñoom ñëpp ci benn néeg bi la ñuy fanaan kon tey bu ñu sañoon tey am ku ñu jàppale. kër kay mooy première ndax buñ ma génne woon tey fii tey jii ci mbedd mi laay nekk du ma am fu ma dugg ndax mënu ma fay sax luwaas waaw li tax may nekk ci kër able bugguma ku ma laaj weer bu dee xaalisam fekk aw ma lu ma ko fayee. ñu ngi sàkku ci président de la République mu dimbali ñu daal
ci kër yi ndax sonn nañ torop ndax yor sa njaboot amoo foo dëkk ak ñoom kër daanu na sa kaw nekk sa borom kër nelaw bàyyi la ak sa njaboot nga yore lu mot ay njaboot boo xam ne kenn liggéeyagu ci metti na torop. muy son excellence le président Macky Sall ànd ceeg son premier ministre donc baax na vraiment ñu sargal ko gërëm ko si li nga xam ne defaluñ ko ñun ñii mais daf ko defal askan Sénégal bi yëpp parce que tey jàpp nañu tey une grande révolution am na au Sénégal il faut askan bi xam ne tey ñi leen daan téye di jël seen destin en main di jël suuf si nga xam ne ñoo ko moom état bi prévoir na ko social jël di leen ko jaayaat loolu mën nañu wax ni tey buumu jàmm boobu président de la République dog na ko askan bi comprendre nañ ko ñëw nañu fekk si ko lëkkaloog moom pour lii mu nekk une révolution à vie pour les générations futures te gëm nañu askan gëm nañ ko parce que macha allah nit ñaa ngi ñëw au fur et à mesure te sax am nañu cérémonie boo xam ne ñu ngi koy waajal le 25 novembre parce que cérémonie lu am solo la parce que am na lu ñu fay waxtaane loo xam ne il faut askan bi xam ne tey maanaam situation bi dafa renversé wu parce que tey social moo am le dessus sur le capitalisme parce que bu njëkk ba utum alal moo fi nekkoon tey nag il s'agit que askan bi vraiment ñoom ñu jëlal projet bi en main ànd ak l'un partenaire stratégique muy l'État du Sénégal donc encore une fois ñuy remercier yéen ñu lay déglu ñu leen di remercier bu baax di leen sargal di sargal aussi ki nga xam ne mooy jiitu réew mi mooy son excellence le président Macky Sall